moo wax ak politiciens yi par exemple violence politique bi am suñ ma interpellé je dis j'ai rien à dire aux politiciens. crise sociétale. parce que ku ñàkk fulla ci sa bopp surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla na la mais pas ci xeex a xuloo soxla la pour la construction de la nation. say waajur soxla nañ la jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war leen mën a dimbali yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji mu lay yónni pour nga xeexal ko moom doomam ma nga Canada wala États-Unis tëdd nga dem di rey sa bopp ci loolu ñooñu la ñu war a waxal tey man awma je n'ai rien à dire aux politiciens yi sikk nañu ba noppi munoo dara si ñoom mais jeunes yi leen di topp au nom de quoi et pourquoi di génne ay jaasi di tëb di dal ci loo xam ne politique du loolu politique débat d'idée la ku nekk na ñëw ak programme am ku nekk na ñëw ne askan wi lii mooy sama mbëbët ci askan wi ku nekk toog déglu parce que yàlla may na ñëpp xel seet li la gënal bésu vote nga dem vote dem ñibbi. loolu lan la ci ay xeex ak kii li Sénégal dëkk bu métti la boo waxee ñu ne dafa dëgër boo waxee ñu ne wax ji neexul ñi nga xam ne tànk ki yor bant ki yor yet gi tànk mu ngi yor yetam di dóore fi ñu toog duñ fa bouger duñu wax de waaye ki ñuy dóor bu fekkatoo rek ñu ne nitu fit naa ngi nii may wax yéen jeunesse su Sénégal bu leen déglu ñooñu yéen intellectuel Sénégal yi bu leen déglu ñooñu yéen transporteurs yi commerçant yi yéen diaspora yéen keneen ak keneen bu leen déglu ñooñu parce que réew mu mës a baax rek dafa am génération bu jël responsabilité am foo dégg ñu ne révolution dafa am ñu jël seen responsabilité. jëlal arme firnal arme maa ngi ak wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ci lu ma yëgul jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju les gens ont été identifiés comme étant des gens de Yeumbeul ou de je ne sais où. Je demande aux parents de ces gens-là de les retenir. Parce que si on les prend ici, en Casamance, ils rentreront en Moscou. Qu'ils les retiennent à Dakar. Vous avez encore rien vu. Continuez. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. famille Ousmane Sonko toutes réunies ñoom ñu ngi nii di dund mbégte bi ak doomam yi ngeen di seen ci baie vitrée yi plutôt ñoom tamit ñu ngi kontaan loolu Mouna, les juristes vous le diront jurisprudence dañ koy jël en considération jurisprudence daanaka tey su ñuy ne président Macky Sall mi ngi wuti 3e mandat kan moo sañu jóg PDS ne loolu du fi am sañu ñu ko. PDS duñu rus. non déet. taxaw ne du fi am. bu ñu amul deal ak Macky Sall. su leen neexee. ils oseront lever la voix PDS su leen neexee ñu jóg ñu ne lii duñ ci ànd wante wax dëgg yàlla nag ñun fekkee nañ dem ak bërki démb benn bu ci tegu man Barthélémy Diaz nee naa leen man tubaab laa namp lire nga léegi article 27 peut faire un mandat de 5 ans nul n'a le droit. yow da nga jàpp ne Macky Sall am na droit def 3e mandat. xam nga porox ndoll bu ko mun a may mu def 3e mandat c'est ça la vérité. du ma la mën a wax Maïmouna mooy suñu wootee fii 3e mandat man Barthélémy Diaz du ma marche. doo bouger du ma bouger te du ma taal réew. te ma ñëw nag képp ku génn ci mbedd bi da ngaa yeb constitution du Sénégal fa laa yem ci wax ci te man yebuma constitution du Sénégal moo tax ci jëlbeen bu ñuy commencé émission bi man na la xalaatu Barthélémy Diaz amul solo ku ma bëgg ak ku ma bañ laa yemale seen ginaar nenu ma constitution du Sénégal laay gestu
parce que mënoo dëkk ci république bëgg jiital sa xalaatu bopp tey soo nekkee jullit amoo droit di jiital sa xalaatu bopp alxuraan ngay teg soo nekkee catholique sa xalaatu bopp nga dóor ko sa armoire bible ngay teg ñun suñu alxuraan ak suñu bible ak suñu Torah mooy constitution du Sénégal. donc te constitution du Sénégal. ma paraphraser li nga wax. constitution du Sénégal yow Barthélémy Dias doo marche doo taal réew parce que da ngay conformer wu ci constitution bi et que constitution boobu nga xam ne voté nañu ko par référendum 2016 may na droit Macky Sall possibilité mu représenté wu pour un 3e mandat. Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Comme je l'ai dit, notre moment de vérité est arrivé. Celui des véritables gladiateurs. Le plan est déjà dessiné. Yéen di ngeen ñàkk seen bakkan yow Macky Sall ak ñi leen wër. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet. moom incha allahu rabbi dinañu jël seen bakkan yéen bu soobee yàlla kii di Antoine Diome kii di Macky Sall kii di procureur kii di Yakham Mbaye defkatu ñaawtee fi lim juum bugguma lim ñëpp après ngeen jël ay policiers mu leen di wër wala ay gendarme déedéet loolu du leen ci génnee. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Nous on est prêts pour vous ñun pare nañu pour yéen doomu xaraam yi. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet. génn koo leen jàpp rek ci mburoog sow ñëpp benn lañu koo leen jàpp ci mburoog sow waa Thiès taal leen kër sow allumer la maison de sow waa Thiès laay waxal këru sow na boy. L'heure n'est pas au conciliabule, elle n'est pas aux discussions numériques, elle n'est pas aux discussions de salon, l'heure est au combat. Jeunes yi nga xam ne nag yéen a ngi génn di manifester continuer leen seen combat continuer leen seen xeex continuer leen seen résistance ponkal yi ñun ciblé nañ leen ba pare xam nañu nu ñuy def pour jot ci ñoom. Nous avons l'habitude d'entendre que le Sénégalais n'est pas combatif. kii di Antoine Diome kii di Macky Sall kii di defkatu ñaawteef yi yéen dinañu dem dinañ leen yóbbaale notre plan est bien dessiné te du leen bàyyi ginnaaw bu ma leen ko waxee rek gëm leen ma. wax dafa am ñeenti tànk yow mi wax yal na fekk yaa war a wax la ngay wax it yal na fekk muy la nga war a wax fa nga koy waxee yal nay palaasam ña ngi koy waxal yal na ñuy borom wax ja lu ci manqué noppi te jullit du fena jullit dana jikko bu nekk moom des fen illa al kadiba jullit du fen jullit du war moo tax yal na ñuy yàlla jàppale. xibaar bi la jib bett na ñu bëri ci ñi nga xamante ne ni daal dinañu koy xam moom mi lee di Guy Marius Sagna di activiste waaye itam bokk ci ànd sàmm jikko yi moom nag na nga xamante ne ni moom la ñu ko gisee ci rek caractère am ak rek na muy doxalee ci dëggoom tax na xibaar bi lee ñu jot si moom doon lu bett ñu bëri lool moom moomee nag neem am na soxna waaye da doon bëgganteeg keneen ku dul soxnaam di ab xale bu jigéen bu ñuy wax Awa Yacine Dieng bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu jot Awa Yacine nag du kenn ku dul doomu PAD ak rek styliste bu siiw bile di DDD ca boobulee nag bëggante Awa Yacine Dieng da sa jëlee ëmb waaye nag dafa jël décision garder ëmbam woowee ki nga xamante ne moo ko tekk di Guy Marius Sagna daal di ko koy nangul activiste politicien bi nag nangu na ne moom moo rek jur doom joojee fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2022 Awa Yacine Dieng ci la wasin doom bu jigéen ba juróom benni waxtu jotee ci fajar ba toftal juróom fukki simili ak juróom ca clinique Bellevue ci teewaayu Guy Marius Sagna mu fa nekk guddi ga yëpp ngir assister corom woowee Awa Yacine Dieng nag mi ngi génn sax ci clinique ba ca suba sa yemoo ko fukki fan ak juróom ñett ci weeru mars atum 2022 Guy Marius Sagna daal di koy gunge gannaaw
nag ba ñu jaaree Almadi ngir rek won bébé bi waajuram wa ilaa maamam bu jigéen di DDD Awa Yacine dafa dem ca Yoff ca appartement wam nekkee ci ginnaaw hôtel Onomo waaye nag ki nga xamante ne ni moom mooy rek waajur bu góoru xale bu jigéen bi di PAD mel na nii rek baal na doomam bu jigéen boobee ci nattu gi nga xamante ne ni daal dina koy dal wuuteeg waajur bu jigéenu xale bu jigéen bi nga xamante ne ni nee nañ waxatul ak doomam joojee di Awa Yacine bu dee kile di Guy Marius Sagna moom waxaale tuñ ko. si fàttali Guy Marius Sagna catholique la ci wàllum diine signé tamit monogamie di mbir mi nga xamante ne ni doy na wax loola bu ñu sukkandikoo nag ci certificat d'accouchement bu ñu jot kile di madame Awa Yacine Dieng mi ngi wasin fukki fan ak juróom ci weeru mars bi la ñu nekk atub 2022 ba juróom benni waxtu jotee si fajar ba toftal juróom fukki simili ak ñaar dal di am doom bu jigéen bu rek pesé 3500 grammes waa juróom bu góor di Guy Marius Sagna bi la xibaar nag doon na lu bett ñu bëri lool ci ki nga xamante ne ni moo di Guy Marius Sagna ci li muy faral di xeex ak rek na muy faral di doxalee tax daal ñëpp am ci mbettaange fi mu ne nii nag dañuy xippi suñuy gët xool ba xam ana fan rek la wànnent di mujjeek gëttam ci li nga xamante ne ni moo daal di tàbbi waaye it di si xarandi réaction wu ñi nga xamante ne ni ñoo di concerné yi ci waxtu woowee ñu ngi rek ñaanal bébé bi mu dund te barkeel. nit ñi nañu yeewu. Sonko kaay leen dee ndax man ma falu lay woote. nit ñi mënuñoo yeewu. dañu yeewu nekk nit. Macky Sall yàllaa ko fi teg. bu fi waree jógee xoolal du sax xam li ko fi jëlee. dañ ko bàyyi mu liggéey. dañ ko bàyyi mu liggéey. loolu wax am ko ak Mame Serap Fall ñu ngi leen di fay. waaye bàyyi leen ma waay. du ngeen wax lu yenn maanaam. yow bourse étudiant bi bu tardé wu nga bëgg salaire bi tardé. indemnité la ñuy kaas. bàyyi leen ma waay bàyyi leen ma. Macky li mu mën mi ngi koy def wóor na yàlla Macky li mu mën mi ngi koy def. waaw Seydou dama bëgg nga may ma tuuti ci Macky Sall man. li mu mën mi ngi koy def. waaw bu mu déglu kenn na liggéey waaw fexe réew mi jëm ci kanam. supplémentaire ak yooyu la ñuy kaas. ñu ngay wax dee ko maîtriser. jàngalekat salaire am du tardé dañ koy viré banque ay indemnité la. yow mi yaa xamul ci li ngay wax dara. yow mi yaa xamul ci li ngay wax dara. affaire bi président Macky Sall la. xamoo dara ci li ngay wax. mais pas salaire. état day fay. ñeenti weer fay ñu leen garaan paas. ñeenti weer fay ñu indemnité la ñuy kaas ay 4 mois suñu indemnité jot ñu si lañ lay wax. da leen dégg pas salaire. jàngalekat bu weer dee ñu viré la sa compte. barki Mame Serap Fall yéen a ko maîtriser wul. indemnité la ñuy kaas. indemnité la gars yi di kaas. oh waa Macky gagné nañu waa kii gagné nañu waa Sonko yi. Macky Sall. troisième mandat par force. bàyyi ñu génn. loolu Macky Sall moo war a bàyyi ñu bàyyi ma waay. bàyyi leen ma waay. Sonko yi muy woote du dëgg du yoon. ay marché yi muy woote xeex yàq ay 2000 jeunes kan moo ko fi xeexal. kenn du ko fi xeexal. Sonko kenn du ko fi xeexal. Sonko kenn du ko fi xeexal. bañ a xeexal te Macky xeex loo leen. fi di xeex mu dem ci àll wóor na Rasulullaay. Macky looloo ko far yaru. yaroo ko far yaru. Macky yaru tey moo ko far barki alxuraan yaru moo ko far Sonko ñoru ko sax lu leer laa lay wax. Sonko réew mi ñoru ko réew mi bu la ñoree doo nangu benn seconde muy tardé. xëy day tardé réew mi. Abdoulaye ba muy jël réew mi lu leer laa lay wax. ku leen sànni xeex sànni li nga ko xeex. waaye sëñ bi xoolal Sonko li muy woon nit ñi doxalul réew mi ay xeex xuloo yàq ay doomu aadama dee ci loolu doxalul réew mi. na def nang rek boo dee jot ci réew mi kenn du ko teree jot ku nangul ku la yilif xola doo yilif kenn. na def nang Macky Sall la fi yàlla teg. loolu leer na. yow loo wax yow. lu muy wax. ngeen xam ni punkal jóge na ci réew mi. président le président Nouré. Macky Sall bu muy def référendum bi. juróom-ñaari at amoon na solo ci moom wante lu mu gënoon namm ci référendum bi c'était les 2 mandats limités à 5 ans. La constitution du Sénégal à l'heure où je parle elle parle de ñaari mandat wu juróomi at.
la constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de juróom-ñaari at. Donc le mandat de Macky Sall 2012-2019 constitution du Sénégal du ko considérer. Non du ko considérer. Tu parles français, tu le comprends, je parle français, je le comprends. La constitution du Sénégal dit que ça c'est grave, hein? La constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal a droit à 2 mandats de 5 ans. Macky Sall amagul mandat de 5 ans. Donc Macky Sall, ces 2 mandats de 5 ans, selon la constitution du Sénégal, c'est le mandat 2019-2024, 2024-2029. Voici les 2 mandats que Macky Sall peut briguer selon la constitution du Sénégal. tey dinaa la wax benn confidence. bu ñuy xeex Ablaye Wade ci 3e mandat bi xam nga ñun nag xam nga ñun politiciens yi des fois dafa am ñu yàlla bindee man te ñun on savait que Abdoulaye Wade avait droit à un 3e mandat on le savait mais comme on savait que tout le peuple en avait marre dañ ko ci dugal wante paa bi Abdoulaye Wade c'est l'intelligence personnifiée en politique mais xam nga nag yàlla rek ci ay dogalam. ak ci lu yàlla namm rek. il faut que chaque fois que yàlla won la ni que moom kese mooy dogal. moo joxe nguur Abdoulaye Wade dafa def benn erreur bu ndaw nii la tollu erreur bi Abdoulaye Wade le quart bloquant. quand Abdoulaye Wade a dit que képp ku am 5/20 mën nga jàll en classe supérieure. quand Abdoulaye Wade a dit que 25% il peut passer au premier tour. donc ça veut dire que xale buy dem école. am 5/20 il passe en classe supérieure Sénégalais yi ñëpp a jóg ne loolu mënul nekk voici l'erreur que Abdoulaye Wade a faite. Mais le 3e mandat de Abdoulaye Wade selon la constitution il était constitutionnellement recevable. donc tey Macky Sall su Sénégalais yi juumee ba mu am second mandat bépp Sénégalais bu fiy jóg taxaw ne que Macky Sall amul droit wuti mandat 2024 2029 yaa ngi toññ ñi nag. te Sénégal moomoo ko te constitution bi ñëpp la tënk Macky Sall bugguñu fitna tey bugguñu fitna ëllëg Sonko may ñu jàmm te nga bay suñu njaboot ji boo daa dem rek jiitlal say njaboot nga def. ñun jàmm lañu bëgg ak salaam non violence lañu wax violence bugguñu ci dara. maa ngi wax nag jeunesse bi di leen ñaaxaat ku leen génnee ci ay mars nañu bañ doo lakk sa njaboot bëgg ñoo sacrifier ñun kenn duñu sacrifier amoon nga ko benn yoon mais gëmal ni jàppal ni Sonko loolu dootoo ko amaat jeunesse Sénégal dootuñu ànd ak yow ci violence. muy Ousmane Sonko moom moo fi woote woon résistance ba ñu bëri génn gaañu si ñàkk seen bakkan loolu noonu laay bañaat loolu noonu la ñuy ànd bañaat ñun ñëpp wax ni. Non à la violence. marche yi daal moom baax na. waaw parce que aussi ku dem ci manifestation genre yu mel nii boo ci dee yaay perte. donc yoon réew c'est pas marche wala xeex wala sànni ay xeex parce que tey jii ñun bu ñu ànd ak Ousmane Sonko marche aussi ku ci dee da ngay perte gis nañu 14 jeunes yi nga xamante ni ñoom ñoo dee ci marche yi. 14 morts yi fi amoon bee passé. noppeekuñ ci di leen jooy suñu ay frère dem suñu ay sœur lu metti donc restez chez vous te xawma lan mooy ndayu à chaque fois su amee problème rek woo jeunes yi pour ñu génn xeex xuloo yooyu noonu. à propos de Ousmane Sonko affaire de manifestation yi ñuy woo nii seen doom du ci dem seen benn mbokk du ci dem ñun jeunesse bi lañ bëgg a jël di ñu tayle di ñu yóbbu ci ay xeex di ñu lor joxuñu ñu liggéey dimbaliwuñu ñun li ñu tal mooy liggéey ñëw nekkaat suñu bopp toog suñuy tànk. ndaxte Sonko day teel suñu la ndax bii passé am ngeen nu mu demee blessé yi bëri na agression yi bëri na waaw te Sonko dafa bëgg a teel suñu life te waruñu ko nangu. di nga Ousmane Sonko dañu bëgg nga may suñu jàmm parce que yow chaque jour mënoo ne chaque fois ay xeex nga ñuy sant ay violence affaire yooyu noonu en plus ça nga ne yow ma nga yor réew mi ay violence ñun dañ ko nangu tey say ñun wàcc ñu injuste bu ñu xeex keroog manifestation moo la tépp tigu yow taxaw ñuy xeex taxaw ñuy def dara injuste danañ xeex suñu dëkk bii nii. fii boo fi blessé Sonko du la faj ay nit Sonko duñ la faj kon am na loo xamante ne dafa jaar yoon quoi ñun weesu nañu monde boobu ñu ñuy dajale dañuy jox ay
di ñu jox wala di ñu neexal pour ñu dem marché yi xeex alors que ñoom seen i doom a ngi feneen xeexaluñ leen. te rasulullah yeewi askan yow yaa war a yeewi sa bopp ba pare nga soog ñu yeewi ñun mënatoo ñu yeewi ñun instant yi mag yeewi nañ bu yàgg ndax xamal nañu lépp teg nañ suñu bët. am na benn match bu ñu programme mercredi bu fa kenn dem di sonal sa bopp parce que boo tey boo fa demee buñ ne gagné yaay perte boo fa dee tam yaay perte. bañ a xeex benn politicien bu mel ni Sonko ba ñoo xeexloo wala mu ñuy defloo lenn loo xam ne bokkut ak ñun. kuñ ci rey yaay perte xam nga joxuñ kenn mu lekk joxuñ kenn mu naan fii lu waay lekk yaa ko joobal sa bopp gis nga ma tëri laa sol damay liggéey wàññi talumaay manifestation